ponk bi nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaane moo di mbirum Ousmane Sonko en tant que chroniqueur et en tant qu'une personne bi nga xam ne da ngay suivre actualité bokk na ci wàllum politique bi nga déggee li ni mel tegu ci ndoddam jëm ci ay wàllum viol une personnalité politique au Sénégal lan la def. lu ma si njëkk a xam wax comme réaction mooy lu ma bett la parce que aussi mënoon nañ ko foogee ci képp koo xamante mën nañu ko tuumaal loolu ba mu des Ousmane Sonko parce que dafa nekk nit koo xamante ne lu muy incarné ci Sénégal te amit ñu yàgg a dégg ay tuuma yoo xam ne dañ ko yàgg a teg si noddam te yu ci bari benn taxawu ci parce que lu koy fineel mooy musuñ ko si yóbbu benn ci yoon donc ba ci bu mujj rek mooy mbirum 94 milliards yi gis ngeen fu ñu mujjee classé ko sans suite laataa loolu tamit tuumaal nañ ko wàllum Taliban waxoon nañ ko aussi ne dafa nekk ci ginnaaw MFDC donc yu bari yoo xamante ne yu ci bari benn wéru ci donc ba bii ñëwee tamit dama jàpp ni tamit comme tuuma yooyu rek la moo taxoon premier jour ba ko journal boobu bindee loolu laa ci waxoon voilà les échos ginnaaw bi nag am na ay évolution yoo xamante ne am na ci mbir mi loolu tamit dinañu mën a permettre aussi ñu gën a ñun tamit mën a poussandi suñu réflexion donc ba tax na mbir mi lu ci laxaw si dafa bari parce que daf ko séq ak ñaari jigéen ñoo xamante ni kenn ku ci nekk li ngay wax ak Ousmane Sonko li nga xamante daf ko mus a wax tamit ñu Sénégalais yi bari yàgg ko gëm ci ma gës ci moom ni du jox loxo jigéen donc dama déggee loolu ma ni kon kii nga xamante du jox loxo jigéen naka lay war a mën a demee ci ay salon de massage ñu di ko massé mu nekk benn interrogation ginnaaw bi ci laa dégg borom salon bi ne naam Ousmane Sonko daan na fa ñëw bu daan jóge voyage dafa daan ñëw ñu koy massé pour sax nit ñi bañ ko xàmmee daraan nëbb kanam gi wala muy sol capuchon donc ma jàpp ni tamit déjà loolu am na incohérence par rapport ak li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko di gëm ak lu muy woote ne du jox loxo jigéen ba tey ginnaaw bi tamit borom salon bi ci wax ay wax yoo xamante ni contradire ki nga xam mooy employé am di Adji Sarr mu nekk lu mbir moo xamante ne je pense que ni enquêteurs yi bu ñu dégloo audio ndaw si war nañu war a mën a créer doute parce que tamit damay yaakaar ni ndaw si bu fekkee que dafa ne dafay défendre Ousmane Sonko pour man da koy gën a taqal ndax déjà confirmé ni nii Ousmane Sonko yàgg na ñëw foofu beneen bi tamit wax na ni mi ngi tudd Ami Diop du dëgg wax na ni mi ngi tudd Absa Diagne du dëgg wax na mi ngi tudd Fina Coulibaly dara du ci dëgg wax na ni elle est née à Dakar dara du ci dëgg lu ci dëgg mooy mi ngi tudd Ndeye Khady Ndiaye juddu 1988 ca Kaolack donc loolu moom nit boo ma waxee benn du dëgg damay jàpp lépp loo wax du dëgg beneen bi mu ne ñoom forme de massage yi nga xam moom la ñu am gëmuñu nit mën cee violer nit ñu ne ko yan la mu ne tonifiant ak relaxant ba ñu gëstoo man sama wàll boobu ba ma gëstoo parcourir seen page Facebook xool seen publication depuis 2019 2020 ma gis ay massage body ay massage lu nekk avec des charmantes filles ma xam ni kon leneen lu mu wax tamit beneen na ngi noonu boo xamante du dëgg. donc dans ces explications li nga noté yow mooy contradiction kese la. voilà contradiction kese la loolu nag lu ko wundu moom la ñuy laajte ndax dafa bokk ci benn plan boo xamante ne dañ ko ndëgg sërax boo xam ne dañ ko lalal Sonko moom ñu jël ko mu mel ni ku koy jàppale alors que mi ngi koy gën a dugal laataa loolu it wax na ni daan na dégg kii di Adji Sarr di wax ak nit téléphone kooku mu naan ko dama soxla ndoxu Ousmane Sonko donc dama yaakaar nit ki buy làqatu di wax téléphone xanaa deful ba di ko def haut-parleur moom naka la war a mën a déggee ni kee mi ngi koy wax lii wala kee mi ngi naan ko boo paree rek oto bu ñuul baa ngi lay xaar da ngay ñëw gaaw ñu yóbbu la donc moom naka la def ba mën a dégg yooyu man gëm naa ni section de recherche bu mu dem ay ñu xarañ fa nekk te yii ma souligné comme ay incohérence yëpp dinañ ko laaj te te am na obligation mu tontu ci je pense que ni ñàkk mën a tontu yooyu moo waral ñu def ko garde à vue donc pour conclure comme li nga bëgg a wax mooy que ni maanaam mbir mi am na loo xam ne moo ci lalu lu leerul. waaw am na lu ci lalu lu ci leerul dama xamul nag après ñëwaguma ci mbirum Ousmane Sonko dama xamul nag moom piège boobu ñu ko tendre ndax dugg na ci parce que tamit buñ demee ba na def na ay analyse ay sperme yooyu yëpp donc loolu bëgguma dugg ci yooyu mais comme dem bi am na ndax contact bi am na parce que tamit dañuy dund ci wàllum politique bu ngi fàttaliku mbirum DSK ñu ngi koy fàttaliku Dominique Strauss-Kahn dëgg sarax yu mel nii lañ ko lalaloon ñen ñoo nekk ci ginnaaw loolu lépp je pense que enquête bi dina ko firndeel mais nag Ousmane Sonko
image am je pense que ni ak li nga xam moom lay incarné bu dee dëgg la dina bett ñu bari. bu dee dëgg dina bett ñu bari et puis itam fi nga conclure noonu daanaka ci wàllu enquête bi mooy lu ñëwoon wàllu politique parce que ñun moo ñu ci gën a intéressé déjà parce que yoon mu ngi def liggéeyam mais conclure gul mais ci wàllu politique tey lan la ko mën a defal maanaam lan la mën a yàq ci image am bu fekkente nii ak li mu doon woote ak posture bi nga xam ne fa la tolloon. ci wàllum politique lu ñu naan ndama ngi ci gàccee nga ci problème bi mën na si jaaree takk ba faw mën na fi jaaree fay ba faw parce que ñu bari dañ ko naw ndax jikko bu muy incarné ñu bari dañ ko naw ndax jullite bu muy wone ñu bari dañ ko naw ak diine gu mu fonk ay kilifa diine di ko recevoir di ko teral di ko jàppale jeunes yi tamit topp ko ndaxte dañuy ne kii modèle la jigéen ñi tamit ñu ci bari sopp ko lool ndax dañ nekkat kii ku mën a sagal jigéen la ku mën a suturaal jigéen la donc loolu lépp bu ñu ko boolee tey jii ñooñu dem gis ñu koy tuumaa ci lu mel nii ñaanu moo ko yàlla yoon dem ba dëggal ko donc ñu ñëpp seen yaakaar dafay tas donc kilifa diine dañ ne ket kii lu mu def sàmmuwut ak diine jigéen ñi dañ ne kii sagalul jigéen ñi ndaw yi dañ naan kii du exemple donc loolu lépp mën na ko yàqal bu dee du dëgg dara du ci dëgg lu mu ciy gañe mooy sénégalais bugguñu injustice bugguñu ku ñuy néewal doole bugguñu ku ñuy sosal te le président Macky Sall du ma bàyyi ma fen Macky Sall injustice bu mu doon dund biir PDS moo taxoon ba mu keroog ba mu génnee démissionné assemblée nationale démissionné mairie Fatick démissionné ci parti bi sénégalais jël ko uf ko jàppale ko yóbbu ko ci palais na ko fii dañ la fa génne waaye ñun ñoo la fay dugal ndax Sénégal buggul injustice Idriss Seck bañ ko tegee lu ñu ko teg en 2007 PDS ba mu génne élection moom moo génn deuxième pour sa première participation Moustapha Niasse aussi la même chose en 2000 Djibo Ka en 98 donc Sénégal bugguñu mukk ku ñuy tooñ bugguñu ku ñuy néewal doole loolu bu ñu ko defee bu fekkee dafa nekk lii complot mu leer na ni bopp askan ni lii complot bu ñu teg si ko Ousmane Sonko la fii lay jaaree tàkk te dara du ko teree yegg 2024 ci palais ba parce que Sénégal bugguñu injustice waaw tey jii tey taxawaay bi nga xam ne moom la war a mën a am laataa ñuy dugg tam ci ay partisans lan la war a doon moom Ousmane Sonko est-ce que tey tekkaaral bi mu wane à part communiqué ba mu génn à ton avis c'est la bonne non pour man loolu rek la mën a def parce que ku ne boo ne mbir dafa am wax bu fa tolloo da nga naan tekk war la yoon je pense que ni tekkaaral bi peut-être publiquement la mais chez lui mi ngi recevoir ñi nga xam ñoom la war a waxal gëm naa ni jamono jii mi ngi wax ak ay avocat am mi ngi wax ak ay conseillers ñi ngi wax ak ay sage pour ñu war ko mën a digal parce que semaine bii ñu dugg nii lu ko dalee ci lënd bi semaine historique la ñuy dugg ci la ñuy dund ci Sénégal dinañu dégg voilà ci évolution bi dinañu dégg luñ musul dégg dinañu dund it luñ musul dund loo xamante ne sénégalais tey buñu demee ba décembre ñuy def rétrospective l'année 2021 faw ñu boole ko ci mooy semaine bii ñu dugg nii parce que lu bari dina feeñ donc moo tax jamono ji Ousmane Sonko tekk bu mu def moom mooy lu ko war parce que bu njëkk da ngaa gis bu ñu ko tuumalaan rek ci ngoon si daan def benn live direct effectivement tontu mais bi yoon defu ko donc tekk bu mu def nii mooy solution bi te je pense que ni buggul dugg ci erreur buggul aussi dugg ci seen jeu moo tax fu nekk dafay déglu bu baax conseiller déglu bu baax ay avocat am je pense que ni buy sorti di am sax kenn ci avocat mi moom mooy génn gannaaw ba mbir mi ngi ci loxoy enquête en plus bi ñu fàtte aussi convoqué ko war a woo ko du noonu parce que député la il faut que problème immunité parlementaire am dañ koy daf si jouer donc loolu moo tax jamono ji Ousmane Sonko duñ ko si dégg mais bu ñuy dégg peut-être même waa parti am ñu bari du ñaan wax taxaw di wax ni leader yi déggoo ci kenn communiqué la presse bi jot rek ay bu njëkk ay da ngaan dégg ay ñoom Birame Souleye daan wax ñoom Diomaye daan wax yeneen activistes yi aussi daan wax mais bi yoon dañ si ànd ak dal tombé tamit président Macky Sall def benn communiqué tamit ne ay partisans bu ci kenn wax loolu tamit moo tax moo gën a apaiser affaire yi mais je pense que ne semaine bi moom gars yi dinañ tekkeeku taxawaay tekkeeku boobu est-ce que yaakaar nga ko tamit ci ñi nga xam ne ñoo di ay partisans am bien vrai bu fekkee sax ñoom am na ñoo xam ne ni duñu xaar comme ndigal di jóg bari na ay commentaires yi ñuy gis ci réseaux sociaux waaw Baye Fall Pastef ñoom boobu lañu depuis àjjuma ñoom lañ yëngu ñoom ba tey jàpp nañ ñu complot la ñu bari tamit jàpp nañ ñu complot la waaye gannaaw mbir dafa nekk ci loxo enquête kat yi je pense pas que ni aussi mu jékki-jékki dem ñu siy tudd ay tur yooyu ci jox ay adresse te ñëpp xam nañ ni adresse boobu lu wér la tur yi si tudd tamit tur yu wér la mu nekk loo xamante ne daal bon am na lu ciy dëgg un acteur politique
ci yenn faits yi wala ci yenn maanaam commentaires yi ñu koy dégg au Sénégal est-ce que carrément arène politique warul mën a am limite désormais. waaw xam nga dafa toll foo xam boo fa tollee ci àdduna da nga war a moytu ñaar muy xaalis ak jigéen dañuy faral di wax naan lu yàqu ñoom la. dafa sax mag yi bu ñu nga nekk ndaw ñu teg la ci yenn poste responsabilité yi say waajur lu ñuy njëkk a yedd dañ naan moytul xaalis moytul jigéen. parce que nit ñu bari tey boo xoolee coow lu yëpp foofu ñaar yooyu rek la. donc loolu aussi dafay tax da nga war a sàmm say fréquentation xool ñi ngay fréquenter xool fi ngay teg sa tànk xool ni ngay waxee parce que benn bu ci nekk rek boo ci tarxisee rek mën na la yàqal loo xam dootoo ko mën defar. donc loolu moo tax dafa jot ñu xoolaat seen i doxalin xoolaat seen i fréquentation parce que am na loo xam boo fa tollee ñëpp lay bëgg a jege te ñëpp a ngi si. donc am na loo xamante ne vraiment c'était à éviter. mais est-ce que war nañ mën di dem ba yegg fenn fii di tuumaal nit dafa ñaaw yan nu ñuy doxali politique Sénégal moo ñaaw amuñu si ngor amuñu si yërmande parce que man dama yaakaar nit même bu dul dara nit lu mu la mën a def am na loo xam même bu dee tey complot lañ def contre Ousmane Sonko pour man ñu koy xalaat sax man su ma doon atte su ma dee ba xam ne lii complot la dootuma viser Ousmane Sonko damay xool ñu ko sabat ñooñu ngay jël leen ràpp tëj parce que pourquoi pas ñu assainir milieu politique bi fa façon ñaawteef bu nekk gis nañ ko ci politique sénégalaise daan nañ fi dégg ay jamonoy puune yi daan nañ fi dégg xale yi ñu daan sacrifier daan nañ fi dégg ay mala yuy dund ñu leen di suul daan nañ fi dégg ay jël nit di leen boole ay jigéen pour ñu am lu ñaaw parce que nag lii c'est pas la première fois. jamonoy mooy gars yi jege ñaal Omar Sarr yooyu nu mu tuddati sax déggoon nañ ko fi. que nit ñoo xam dañuy di leen filmer donc loolu pour lan pour mën a yàq teeru nit ki te ëllëg si bi lan la ñuy wax suñu borom. ñu taxaw di bëgg a ñëw ak yàlla nu ñu fonkee doomu aadama ah lépp lu mu sàkk doomu aadama ko ci gënal. yow nga bëgg ñëw taxaw di xawi suturaam tamit médias yi tamit am na ci benn part de responsabilité tamit parce que des fois bëgg buzz bi dina tax nit ñi vie privée nit ñi moo leen intéressé dañuy dem ba yàq loolu ci askanu Sénégal. tey jii boo yore sa chaîne YouTube boo fa doon wax wàllum éducation gars yi du ñu seetaan wax la wàllum santé. économique lu leen di jariñ dara. est-ce que nekk ñu di fekk ci Sénégal yi parce que ñoom tamit dafa mel ni loolu rek moom la ñuy def porter actuellement. mais loolu mais c'est grave nag xam nga réew bu ñu jéem a toll foofu dafay dangereux wàllum sexe vie privée jàmbur loolu kase moo la mën a may buzz moo la mën a may ay vues yu bari dañuy dem ba benn instant ñun ñëpp ci loolu la ñuy tënku dafa dem ba suñuy télé yi sax tey jii boo fi tegee am na benn vendredi tout le temps ma koy wax émission boo xam nga teg fi émission confrontation def émission jàkkaarloo ndumbelaan fee ñu ngi fay wax wàllum santé fii wàllum économique fa la ñu fay wax ay waxu Ouzin Keita ak Pawlish mais Sénégalais yëpp ñooñu ñooy dem seetaan yi xam nga tamit dafa jot ñun tam ñu xoolaat suñu bopp loolu moo tax tey jii ku ñu bëgg a yàqal wala ku ñu bëgg a jaar foofu la ñu koy jaarale mais je pense pas que ni aussi mbirum Ousmane Sonko bi war nañu mën a yee ci lu bari war na mën a aussi yee politiciens yi ci lu bari war na tey war a mën a yee jikko yi nañu xam ni àdduna du kër lu fi waay def it àdduna àllaaxira di nga ko lay ak suñu borom ku politicien bu la mën a sant jëf ju ñaaw ëllëg si bi yaa koy lay ak sa borom nañu gëm suñu borom te wóolu ko te xam ne fii lépp teranga lu yàlla tudd sa jëbi àla kulli aan dafay am bés bu yàlla tuddee ni Ousmane Sonko moo war a remplacer Macky Sall kenn mënu ci dara kan moo mënoon a yaakaar ni Macky Sall moom may remplacer Abdoulaye Wade ba ñuy fal Abdoulaye Wade en 2000 kan moo mën a won benn archive bu ndaw rek na ma Macky Sall mi ngi ni bokkoon na si ñu doon xeex pour Abdoulaye Wade falu te pourtant moom moo ko remplacer pourtant nekk na son premier ministre acteurs yi daan fal yi xeex pour Abdoulaye Wade falu yëpp c'était ay ñoom Idriss Seck ñoom Bathily ñoom Dansokho Landing Savané ñooñu leen gisoon Macky Sall figuré wuloon fenn ci histoire du Sénégal jamono jooju te anu mu tey donc yàlla dafay dénkaane rek bu fekkee dañu may pouvoir ñu war ko war a mën a utiliser comme arme ni nga xam ne ëllëg si bi ñoo koy lay suñu borom te man ba tey nag mënu ma gëm ni lii complot d'état la mënu ma ko gëm man loolu dama ko écart pour man état war na war a mën a dépasser contexte yi kon lan nga ko yaakaar carrément je pense que ni tey jii crise sanitaire bu ñuy dund jafe-jafe yu am si emploi des jeunes jafe-jafe yu am ci wàllum njàng bi pour man loolu doy na xalaat bay war a mën a xalaat ay complot d'état moo tax man damay écarter piste boobu piste bi nga xamante la laa mën a yaakaar tey jii lu ma wax rek comme mi ngi si loxo enquêteurs yi damay rafet njort ni li ñuy tuumaal Ousmane Sonko dara amu ci parce que pour man wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire moom mooy seul opposant boo xamante moom mooy incarner di jouer son rôle d'opposant tey jii s'il y avait pas Ousmane Sonko kan moo fi nekk taxaw te ni tête Macky Sall seen task force boobu ñu créé bu fekkente ni tey mën nañuy jàpp ne nekkul un complot d'état lan lañ ko mën a jàppee même te ne am nga njort ne liñ koy tuumaal du dëgg
bon je sais pas parce que dafa xaw a complexe problème boobu parce que mënuma gëm ni ko parce que bon c'est sa vie privée tey jii kenn ku si nekk am nga loo xam ne yaa ngi koy dund bëggoo benn ma sàmba yëg wala ma demba yëg tey jii sénégalais yi lu may wax faral di wax ñu si bëri tey bu ñu leen jëlul seen téléphone ñu xeeb leen donc pour man c'est sa vie privée dugg na foofu et tout moo tax damay xaw a écarter tôt un peu ko parce que bëgguma wax complété parce que pour man état warul war a mën a saay-saayee noonu bay def nii pour mën a éliminer son adversaire moo tax ma si xaw a rafet njottu damay rafet njott ni ba tey lii ñuy tuma Ousmane Sonko dara amu ci pour man je sais pas mënuma ko gëm parce que koo xam ne si dafa ne taxaw man du ma nuyu jigéen du ma jox loxo jigéen tey doxalin bi ci yoon war a amal mu di section de recherche bi nga xam ne daanaka fa la mbir mi daal di siiwee waaw section de recherche je pense que ni bu citoyen bi indee plainte rek ñoom lu leen war mooy ñu wax si donte aussi dañoo wax lu grave muy viol xam nga tamit je pense que ni espace boobu mosuma fa dem mais xam naa ni nekk lu yaatu loo xam ne nit mu dina war a mën a yuuxu kenn du ko dégg donc loolu tamit incohérence la ndaw si mënoon ne dañ koy violer nga yuuxu foofu ci kër goo xamante ne am na ñu fa dëkk ci biir d'après lu gérant am na ñu fa famille yëpp ñu ngi dëkk ci biir nit yuuxu ñu lay violer nga yuuxu fa ba mu tiimale la arme te kenn déggul déjà loolu tamit problème la loolu tamit bon interrogation la je pense que bu ñuy yuuxu ak jigéen nu mu réyee làmmiñ bu ñu yuuxoo ñëpp war nañu dégg donc loolu lépp amu ci dégguñu ko beneen bi tamit ñu ne da ko tiimale ñaari arme su ma juumalee ñaar xaw de façon arme am na ñaari arme voilà dañu xool Ousmane Sonko na am na port d'arme ak yooyu yëpp aussi bon moom moo aussi mën a seetal boobu ay avocat am mais daal je pense que daal am na beaucoup d'incohérences yoo xamante ne ñoom ñaar kenn ku nekk wax nga ko enquêteurs yi je pense que seen xarañte mën nañu sukkandiku foofu pour xool topp mbir mi le reste nag mooy li ciy teexal na mooy dañ ne dem na yóbbu nañ ko ci laboratoire bi nee nañ je pense que nit ki balaa nga trouver ADN war ngaa mën a jël ay prélèvement ci moom nday mbili bi Ousmane Sonko pour mën a xool comparer ndax yow li nga analyser ak kee lu mu soit bakkanam la wala tëfitam la wala deretam la ñu xool ndax benn la xam nga loolu tamit ay questions yi ñuy posé la moo tax mbir mi dafa xaw a sérieux ba waruñu ko politiquer xam ne ñàkk mën naa njort ni loolu moo tax président teel a envoyé message partenaire am yi nee na bu ci kenn wax pour bañ gars yi politiser ko mais je pense que lu ci mën a mel rek du image yu Sénégal même tey bu doon dëgg ñu culpabiliser Ousmane Sonko sax lu tee tamit dañ naan politique sa làq ci ginnaaw parce que tamit baaxul ci image yu Sénégal baaxul ci démocratie Sénégal en 2021 ñuy jéem a éliminer sa adversaire politique ci cas yu mel nii pour man wax dëgg yàlla lu ñaaw la doon naa d'accord ñu toppee ko wàllum malversation wala wàllum enrichissement illicite wala wàllum recevoir ay fonds yoo xamante ne si yeneen lobby wala si yooyu la jóge yooyu yëpp ay mënoon nañ ko d'accord mais lii moom wax dëgg yàlla dafa ñaaw te siggilul image politique sénégalaise siggilul deru Sénégal siggilul tamit jeunesse sénégalaise bi nga xamante ñu bari yaakaaroon nañ ko ci moo tax ma ne affaire bi ndama nga ci gàcce nga ci mën na fi jaaree tàkk ba faaw mën na fi jaaree fay ba faaw